tey nag talaata dafa nekk jour spécial parce que gis ngeen équipe bu TMS TV ñoo def mobilisation pour dem Gambie tey talaata daañ fa nekk ba samedi nag war fa liggéey bu mucc ayib ci turu le xalif général noonu sax la ñu profité di wax sëriñ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la nuyu suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Camara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram di nuyu aussi madame Sow la reine di nuyu Prince Moulé yal na dem ba sut ay waajuram sut le monde entier di nuyu aussi suñu goro di leen wax ni nag yéen a nga ca Almadi mais ñun ñi ngi fii ci Cambérène 1 terrain jamono suba teel di préparer pour fas yéene dem Gambie gis ngeen sëriñ bi ñaari oto la mobilisé ak personnel génnee ay millions yu bëree bëri déjà defal nañ ñu réservation hôtel ca Gambie lépp dara manqué wul pour ñu dem defal liggéey bu mucc ayib liggéey bi nag mooy dañuy dem defal leen ay reportage yu am solo bëgg nañ interviewer Jaliba Kouyaté bëgg nañ interviewer le président Adama Barrow bëgg nañ interviewer l'ambassadeur du Sénégal en Gambie bëgg nañ interviewer Gambien yi fa nekk nga xam ni mës nañ jaar fii te Alaaji Thierno Moule Sow faj leen ñi nga xam ne ay fans Alaaji Thierno Moule Sow lañ ñi nga xam ni ay safoo Alaaji Thierno Moule Sow lañ mais également les Sénégalais yi nga xam ni ñi ngi biir Gambie bëgg nañ leen aussi interviewer ci ndigalu sëriñ bi parce que loolu bu ñu ko defee ba pare dañuy préparer terrain bi pour sëriñ bi bu ñu ñibbisee nag sëriñ bi door a def délégation pour dem fa kon gis ngeen ni ñi ngi nii ci préparation yi ngeen gis sama ginnaaw gars yi ñi ngi nii di taf logo TMS TV bi ci oto TMS TV bi beneen oto bi également mi ngi nële à côté gars yi ñi ngi nii nag takku autour d'une équipe dirigée par l'adjoint aux sécurités Diop ak Alseni Silla bi nga xam ne moo jiite également kër gi composé du personnel de la TMS TV ginnaaw bi nga xamee ni def nañ inauguration des nouveaux studios de TMS TV bërki démb fii mu nekk ndam bu mag a mag nit ñu bëree bëri teewee nañ ko ci teewaayu sëriñ bi ak ay wóllëreem tey nag ñu ngi fii di talaata 2 février ñaari fan ci weeru février atum 2021 fii ci buntu clinique le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow ñuy nag waajal suñu départ pour dem Gambie bu ñu fa demee nag daañu fa def ñeenti fan yoo xam ne liggéey bu muccub ayub foofu ca Gambie kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax fële nga nekk ci Almadi di ziar sa waa kër yi nga nekkal foofu di la wax ni ñi ngi sàkku ñaan ngeen defal ñu ñaan ñi ngi dem Gambie dem ci jàmm ñëw ci jàmm également le doyen Aziz Diagne mi ngi fi gis nañ Alseyni Silla ñeneen ñi également ñi ngi fi autour de l'équipe mobilisée ñi ngi ci préparatifs yi di waaj a dem Gambie defal leen nag liggéey bu mucc ayib bu ñu ñibbisee dañu nag war a dem également Matam dem ci dëkk bu ñuy wax ngi ji doon Somone nga xam ni am na ci soxna soo xam ni fanweeri jinne moo duggoon ci moom toog na weer mënul wax fële ci Matam premier jour bi mu ñëwee ci kër gi la wax sëriñ bi génne fanweeri jinne bu ñu jógee Matam également daañu dem ba États-Unis daañu dem ba Italie daañu dem ba France fépp foo xam ni sëriñ bi am na fa ay taalibe am na fa ay fans daañu fa defal leen ay reportage yu am solo lépp sur la TMS TV kon nag mbokk yi TMS TV mooy télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu fii lay mbir mi di tàngee waaye fii lay seddee sur la TMS TV. alors ba léegi ñi ngi ci préparation départ bi également ñu nekk que le grand Moursow kii moom defe naa ni kenn du ko présenté ci kër gi xame ngeen ko bu baax ci kër gi mais xame ngeen ko ci Alaaji Thierno Moule Sow kii mooy le grand Moursow kii mooy le Pikinois. kon Modou ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay ñi ngi préparé pour dem Gambie lan ngay wax Alaaji Thierno Moule Sow lan ngay wax waa Gambie. mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatulah tudd nga ko baax Alaaji Thierno Moule Sow doomu Mamadou Aliou Sow bu baax mi tubarkalla di ko ñaanal ca fa mu nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm waane yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana firdawsi Alaaji Thierno Moule Sow Ajaratu Mariama Camara yaayam ju baax ji tubarkalla te tedd rek tubarkalla tax na. fu nu yëngu na ba dañ fay dem rek fa tabaarakallaahu jàmm rek lañ fay fekk waane Gambie ñu ngi fay dem di seeti nag ki nga xamante ne tubarkalla mooy suñu doom bàjjan ndax nag ñun Sénégal ñooy sang waa Gambie ñu ngi seeti ki nga xam ne mooy kan le président Adama Barrow di ko ñaanal jàmm ak salaam ak sutura di ñëw nag Gambie tubarkalla ànd ak lan la nouvelle chaîne muy ban TMS TV bu Alaaji Thierno Moule Sow bi nga xam ne tubarkalla mooy la chaîne leader. chaîne bi nga xamante ni mooy defar askan bi
mooy dimbali askan bi ñun daal dañuy bàyyi ba ca kanam incha allahu rabbi ñu ngi ci yoon bi di dem Gàmbi yàlla nu yàlla teg ci yoonu jàmm jërëjëf alaaj mu leel ca kaw. kon defe naa ni ba léegi rek Pape ñi ngi waaj a départ kon ñi ngi ak suñu doyen aussi kii defe naa ni aussi kenn du ko présenté kenn kii moom defe naa ni moo ñu formé mooy le doyen Aziz Diagne mu nekk suñu kilifa également fas yéene aussi ànd ak ñun ba Gambie def fa aussi légalement mucc ayib grand Aziz avec tout le respect qu'on vous doit ñi ngi lay ziar bu baax a baax ñi ngi préparé pour dem Gambie alors quel commentaire. jërëjëf Moustapha maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu équipe technique bi nga xam ne moo fas yéene def tey le déplacement pour aller à la Gambie. hier dégg nga ko en réunion sëriñ bi nee na demuñu en tourisme mais nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs d'abord du marabout mais aussi nous sommes des ambassadeurs de cette grande chaîne de télévision muy TMS TV. kon nag Gambiens yi nga xam ne ni dañ ko doon dégg. dinañ am occasion découvrir TMS TV parce que tey suñ mbokk Gambien yi nga xam ne ñu ngi woon fii démb am na image boo xam ne nii retenir nañ ko ci TMS TV mooy le professionnalisme de son personnel mooy la disponibilité aussi de son personnel. kon nag defe naa ne ñi nga xam ne am nañ occasion gis TMS TV gis nañ la qualité des images yi nga xam ne nii ñu ngi koy diffuser à travers le Sénégal, l'Afrique et partout à travers le monde. Donc defe naa ne tey dans quelques instants la délégation va quitter Dakar fii pour mun a dem maintenant vers la Gambie. Et aussi avant ñu fay yegg danañ leen defal des publics reportages ci dëkk yi nga xam dañ fay romb ak aussi événement yi nga xam ne nii tey moom lañ fay fekk te nar ko couvrir doo leen ci rater dara di ngeen vivre des grands moments de télévision avec la TMS TV ak cette équipe dynamique technique mais aussi très professionnelle. Donc gars yi dans quelques instants dinañu maanaam départ nag pour mun a dem vers la Gambie. À tout à l'heure. kon ba léegi yéen a ngi ñuy suivre ak le grand caméraman Pape Diagne sur la TMS TV ngeen gis l'adjoint aux sécurités Diop moo taxaw ni le grand communicateur Modou Sow le responsable de la maison mi ngi ni le grand Alseni Sila la grande diva Sarata Aydara l'artiste l'anglais qui est suivi partout dans le monde le grand Salou Samb est là alors le grand caméraman Pape Diagne Kara 221 aussi ma nga na le de l'autre côté gis ngeen chauffeur bi kii mooy le futur roi des arènes kii mooy le grand Serigne moom ngeen di gis nii nga zoomel ma ko le futur roi des arènes kii mooy Serigne nekk xaritu sama xarit di Tapha Tine également le grand lutteur également kii mooy Serigne moo fas yéene également nekk ci volant oto bi jiite cortège bi kon defe naa ni yéen a ñu suivre ba léegi en direct sur la TMS TV ñi ngi nii nag taxaw nekk équipe duo de choc di préparé wu pour dem fële ci Gambie kii nekk nag ci caméra bi mooy le grand caméraman di Mbaye également gis ngeen ni moom moo nekk ci image yi du ngeen ko gis mais mi ngi def liggéey bu mucc ayub ñi ngi taxaw fii nag ci Cambérène 1 ci clinique le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow kon fii rek lay xewee ci TMS TV ñi ngi dem Gambie ba samedi incha allah jërë ngeen jëf kan leen ko ci TMS TV fii lay tàngee waaye fii lay seddee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نفاني من لم يكن بولد ولا بوالد فتابخ الذي على الذي ولد خير والذي وخير والد بخير والذي grand Aziz mi ngi doon wax mu ne boo jëlee autoroute بيادي وسبي والهمدي درجة الزلازي بالجمدي جلد بجلد
نفعني من لم suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi ànd ak yéen ba léegi sur la TMS TV gis ngeen avant ñuy départ defoon nañ leen ay commentaires yu am solo jëm ci voyage bi ngeen gis gars yi vraiment ñi ngi taxaw mobiliser wu fas yéene nag dem ci dëkk son excellence Adama Barrow pour defal leen fa ay reportage yu mucc ay ñeenti fan yoo xam ni Gambie la ñu jëm. kon defe naa ni ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la TMS TV fi mu ne nii nag ñi ngi génn péage bi di dugg biir Mbour nag ku ko tudd le maire Fallou Sylla ñu ngi koy nuyu de passage parce que mi ngi def liggéey bu muccub ayib Mbour nag dëkk bu rëy bu ñu ne Mbour xel yi dem ci Demba Diop nga xam ni ancien ministre des sports la mais ancien député te ñu assassiné ko en 1967 par un certain Abdou Ndakhar Faye mais ku ne Mbour également wax Caroline Faye bi nga xam ne moom la ñu tuddee Caroline Faye nga xam ni moom la ñu tuddee stade bi nekkoon soxna Demba Diop. alors ñi ngi génn Mbour di waaj a dugg Sandiara di nuyu le maire Serigne Gueye Diop nekk ministre conseiller auprès du président Macky Sall Serigne Gueye Diop ñu ngi lay nuyu de passage. xam nañ si moom lu baax. kooku la kan Thierno Moulé Sow. Thierno Moulé Sow waaw. yéen da ngeen ko xam. non waxal laa gis rek ibaasam. lan nga xam image am nga gis. doon nga wax ki mu faj ak yooyu. ah. ki mu faj lan nga ci wax ci moom. bu ma jël waay. est-ce que yéen bëgg ngeen mu ñëw fi. yéen bëgg ngeen Thierno Moulé Sow ñëw. waaw mu ñëw fi fajal ñu kay. bëgg ah naa bon bien sûr. fajal ñu bu baax. na li mu gis suñu ko ñoom imam am nañ si image yu leer nañ. fii mooy ban dëgg fii lu mu tudd. fii kër Bala loola. waaye kooku Sali Dute la dëkk Sali Dute. ah ki mu fajoon. waaw. Sali Dute ana mu mbaa mu ngi si jàmm. jàmm ak salaam wër na. war na keng. waaw. kon gis ngeen ñi ngi génn Sandiara di waaj a dugg Thiadiaye di nuyu l'ancien ministre Omar Youm qui est également le maire de Thiadiaye ñi ngi nii di waaj a génn Thiadiaye di dugg Fatick voilà ñi ngi nii di dugg Fatick nag gis ngeen fii ñu toll mooy kër Matar Ba di nuyu au passage aussi son excellence le président Macky Sall parce que ku tudd Fatick tudd Macky Sall nga xam ni fii la léppam dooree bi muy commencé jàng bay dem Kaolack fii la ay waajuram nekk kon defe naa ni Macky Sall tey bu nekkee président amal na njukkal waa Fatick kon ba léegi ñi ngi ci yoonu Fatick bi gis ngeen ci seen côté ndeyjoor ay saaku xorom yoo xam ni ñi ngi ci large géeju Fatick bi ngeen gis nag ñaari alkaati ñi ngi taxaw ci angle bi ñi ngi nii di dem wutali nag Kaolack nag di dëkk Mboose Kumba Jigéen gis ngeen ñi ngi nii di dugg biir Kaolack nag di romb hôtel de ville bu Kaolack commissariat central ñi ngi nii di avancé ñi ngi dem gis ngeen alors ñi ngi nii di egsi nag garage Nioro gis ngeen ci sama caméra bi mi ngi leen di woneel ay saleté yu doy waar ay mbalit ak le doyen Aziz Diagne mi nga xam ni defe naa ni ku tudd Kaolack tudd le doyen Aziz Diagne nga xam ni lépp fii la ko fekk kon gis ngeen Kaolack ni mu salté nangaa na nga ne la seen côté gauche alors salté bi bëri na nit ñi ñi ngi fi kon xam naa ni maag doyen Aziz Diagne dañuy xuus rek dugg ci biir laajal leen population Kaolack lan lañu xalaat ci lii. alors ñi ngi fii nag suñu mbokk yi suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi ñi ngi fii ci garage Nioro gis ngeen fii nag moom defe naa ni ay ati at a ngi nii ëpp na fanweeri at fii moom nii la mës a mel nangaan a ngi fii ci ginnaaw Pont Noiro moo leen fete côté bi alors sëñ bi ñu ngi lay ziar tur bi ak sant bi. waaw Serigne Bara Mbaye la. fii nga nekk. laa nekk waaw. alors Serigne Bara gis nga fii ni mu salte. waaw wax leen si. gis nañ ko kay bëgg nga wax ci. waaw ñun kay dañ si mënu dara lu ne jéem nañ ko gisoo. forage yi bant yi ñoo ko si defar. waaw te lu lañ man ana mairie bi. ah yéen laa koy laaj. ah déet ñun yéen lañ koy laaj yéen ñiy fay yéen ñiy fay juute di fay ay patente. maire bi yéen laa koy laaj. du yaa ngi fay patente di fay juute. waaw waaw mais maire bi yéen laa koy laaj waaw ñu ngi fay waaw. mais yéen normalement war ngeen mën a interpeller mairie bi. ah de mënuñ si dara ñu ngi koy moom maire bi mënuñ si dara. ñun daal liñ man waaw jéem si ni pexe bu ñu amee si ni bant def suñu amee si ni forage def ba kenn daanu si kàmb yi rek lañ man te ñu ngi koy def. mais sëñ bi xam nga lii yàgg na ëpp na fanweeri at. waaw mais ñun lépp ñoo ko fi def dal yi ak bant yi ñoo ko fi def pour bañ nit ñi daanu si. léegi li ma la bëggoon laaj mbalit mi lan nga yaakaar ni moo ko fi indi est-ce que nekkul yéen ñiy jaay fii yéen a fii sànni mbalit. mbalit canal yi suñu ko ubbiwoon rek mbalit ma jeex fi
suñ ko ubbi xam nga ñu ngi bale mu dem mais suñ ko bàyyee nii jaaykat yàpp ñoo tuur seen mbalit si biir mënuñu si dara jaaykat yàpp yaa ngi fii mënu leen fay jëlee ñoo ngi fi luñ del xëpp si la nga si pexe mënuñu si dara. jërëjëf ni ñu lay jaajëfal di nuyu waa Kaolack bu baax a baax ok merci. alors kon ba léegi yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV suñu moo ko internet yi suñu mbokku téléspectateur ñi ngi fii ci Kaolack garage Nioro ngeen gis nag jaaykatu yàpp yi ñu ngi nii wër ñu fii nag defe naa ni Grand Aziz suñu dëkk la xam nañ ko bu baax a baax ëpp na lu mot juróom fukki at dëkk bi nii la mel alors je pense que defe naa ni responsabilité bi c'est la mairie Grand Aziz te defe naa ni yaa ma ci ëpp expérience yaa ma ci ëpp xam-xam fii moom musul changer Grand Aziz kon Grand Aziz vous avez la parole. jërëjëf Moustapha ñu ngi Kaolack buñ ne Kaolack xel yi dem ci Ibrahima Seydou Ndaw buñ ne Kaolack xel yi dem ci Ablaye Diack buñ ne Kaolack xel yi dem ci responsable politique yu mag yoo xam ne jaar nañ fi yor mairie Kaolack tey wax nga ko léegi yaa ngi filmé en image l'état d'insalubrité bi nga xam moom moo am Kaolack nga may laaj ndax Kaolack am na maire kañ du dëgg te buñ xoolee tolloon na fi ay jamono Kaolack lañ doon wax ne c'est la deuxième ville du Sénégal mu nekk une capitale économique tey ñu toog ba Kaolack mel nañ ci état bi tey ñu ne autorité fu ñu nekk te boo xoolee au-delà même des maires tey am na premier ministre yu bari fi lañ jaar Mimi Touré Kaolack la dëkk Souleymane Ndéné Ndiaye Kaolack la dëkk Moustapha Niass waa Kaolack la ak ñeneen ñoo xam ne ni tey ñoom ñëpp ñu ngi nekk fi Kaolack kon nag Moustapha bu ñu toogee tey ba Kaolack nekk ci état bi defe naa ne loolu autorité war nañ ko xoolaat loolu mooy image bi nga xam ne ni tey moom la leen TMS TV won ngeen gis véritable image yi Kaolack sànq bi ñuy dugg dama ko wax dama ne dëkk booy dugg da ngay xam ne yaa ngi dugg ci capitale régionale waaye Kaolack booy dugg tu n'as pas l'impression que yaa ngi dugg ci capitale régionale Kaolack booy génn tu n'as pas l'impression que yaa ngi génn ci capitale régionale kon nag nañu continuer encore ca kanam dañ leen woon Pont Noiro dañ leen woon Salé won leen nag yoon bi nga xam ne nii moom moo jëm Ndiafat moom moo jëm Toubacouta moo jëm Passy moo jëm Sokone à tout à l'heure. Merci. kon suñu mbokk yi yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñee lu nëbb ñi ngi nag fii ci Kaolack di fas yéene continuer nag jëm Gambie teg leen seen loxo ñu ñëwaat à tout à l'heure